ñaari waxtu jot na sëkk ci Walf TV leeru jamono ginnaaw bi ñu leen nuyoo ba noppi tey alxamis ji fanweeri fan ci weeru août atum 2017 li ñu doon xaar ci àttekaay yi leer na mbirum Khalifa Sall day wéy di des ci kaso bi juróomi at la ñu ko daanaan ay avocat ñoo yóbboon clamé bi ci cour d'appel teg ko alamaan koppar yu bari ñu ne amuñ ci benn mbetteel ndax procès bi ba mu dooree ba tey wàllu politique moo ko lal te nguur gi da ko bu faagaagal ba du bokk ci watey ci lay jaar waaye nag danañ ko yóbbu ca cassation clamé ko fa ba xam lu muy joxe ñu des ci keneen ko am jafe-jafe ak wàllu yoon muy Karim Wade tey jii ci juróomi waxtu la ñuy xam nag ndax bindoom ba ci liste électorale dinañ ko nangulam déet ca diwaanu Qatar kenn ci avocat yu koy layoo la ak kii di Omar Sarr mi jiite parti démocratique Sénégal di coordinateur bi dina ci wax ni am na ci dal ginnaaw Ousmane Diagne mi procureur général bi ni am na droit ak mag yelleefa may na ko bindu juróomi waxtu ci ngoon la ñuy xaar boobu le verdict lu muy joxe moom it tey ci fanweeri fan yi ay doomi aadama ñàkk seen bakkan ci mbënn mi ca banlieue bu Ndakaaru Pikine Nord foofa nag ab dal bu tooy ba gajëf moo fa daanu ñaar doomi aadama ñàkk seen bakkan ñu bari ñu ngay fanaan biti ndax ndoxum biig mi nangu na seeni kër noonu la ñu ko nemmeekoo ca Touba Mbacké ba am ñu jotoon a wàcc ci mbedd mi di amal doxu ñaxtu ni seeni kër ndox mi nangu na ko assainissement bu baaxul jot quartier ci bari Daaru Marnaan jàpp kër ñang gaar bu mag foofa kenn xajatu fa ñëpp a ngi ca biti daan foy ga moo nangu fa la ñu fanaan seeni kër ndox ma jël na ko ca Touba ñii moo gën a fees ci bopp xibaar yi nañ ci tekk benn ponk bi yéene kaay la Abdoulaye boobu moo koy faram-fàcce ci Walf TV leeru jamono ci kanam tuuti ñu yaatal xibaar yi. Khalifa Sall la ñu koy dooree àtte bi ñu doon xaar gannaaw bu koy awakaam kalaame woon ci cour d'appel yat wi dalatina Khalifa Sall day wéy di des ci kaso bi ndax juróomi ati kaso yoo xam ni moom la ñu ko tëj tegg wuñu ci dara juge bi di Demba Kandji ni la ñu ko toppee ci wàllu njuuj njaaj jëfandikoo alalu mbooloo mi ak ay kayit yoo xam ni da nga koo ful la nga ca bind dara amu ci benn ponk tegg wuñu ko ci teg nañu ko alamaan bu toll ci $1 milliard ak juróom-ñetti téeméeri million ci suñuy koppar Mamou Diaby mi ñu teewaloon tey ji ca tribunal bu Ndakaar dina ci ñëwaat ci yeneen jotaayu xibaar ñu des ak ci kenn ci avocat yi layool Khalifa Sall di nag maître Ciré Clédor Ly moom nag ni mbir mi dara bettu ko ci ndax atte bi bu dooree ba tey yoon fesu fi waaye nag mbirum politique moo ko lal te la ñu bëgg faagaagal seenu candidat ba du bokk ci wote ñu nga ca yoon ba waaye nag dese nañu beneen yett bu ñuy sànni maître Ciré Clédor Ly dinañ ko teewal waa daxo xandong ci yeneen jotaayu xibaar ñu des ci atte boobu ñu ci joxe seen xalaat bokk na ci Ludovic Rosner moom nag xam-xamam màcc jëm ci wàllu politique mu ciy saytu juriste bi ni lépp loo xam ne rek moom la ñu gis tey dara bettu leen ci ndax gannaaw ñu ñaawlu muy doxee ci àtte boobu ba attekaay bu CEDEAO waxoon ni lépp dañ ko war a tàmbaliwaat ndax ndorte laa baaxul nguuru Sénégal ngooy fa mu ngooy wala atu attekaay bi kon nag tey bu ñu defaatee nii dara du leen ci bett jokkoon ak Ndeye Fatou Ndiaye Bakke ñu teewlu ko moom Ludovic Rosner. xam nga ne lii bettul ñu bëri de Khalifa Sall bi ci boppam xamul ne nii lay demee te waxoon nañ ko avocat yi jéem na yàgg na parce que xam nañ ne lii procès politique la mais lan la fekk Khalifa Sall def lu grave ba ñu dañ ko teg 5 ans lan la fi def lu grave ñoo fekk benn système boo xam ne mi ngi fi depuis avant les indépendances nga continuer ko mais xam nañ ne Khalifa Sall kaay li ngay def nii d'accord ci arrêté la soo continuer ñu sanctionné la mais loolu mooy waxi nit mais profité situation bi tëj ko pendant 5 ans CEDEAO wax faale woo CEDEAO mais lii bu dul procès politique lan la avocat yàgg nañ défendre si ay client bu ñu demee ba jedd dañu xam ne lii waxee bëri rek te cinéma la rek la ñuy nekk ku ci yaakaar justice da ngay nax sa bopp de ñu ko utul beneen pexe waaye du justice bi may gis nii pour ñu def leen jamais loolu dafa leer lépp lu ñu fi def di ca njëlbeen ba tey da ngay gis mu leer ne ñii li ñu bëgg mooy ñaar ñii bu ñu bokk élection bu ñu demee élection Karim Wade gën kaa néew dana gañe Touba lu mu tudd ci Khalifa Sall bu gañewul Dakar sax dina koy ramasser lu bëri te loolu mooy dem deuxième tour xëy na est-ce que sax da ngay egg deuxième tour loolu la ñuy bañ kon bu ñuy tuuree ne nañ bu ñu saaga magistrat d'accord naa de saaga sax dafa baaxul rawatina magistrat waaye comportement bu ñuy def nii moo tax ni di ci wax ci magistrat yi Boubacar Ba moom it àdduna ci boobule àtte moo jiite forum justiciable li daan bi dis na lool njortu ni woon ni Khalifa Sall dina génn sax waaye daan bi tey ak millions yi nga xam ne ci amaan bi yokk nañu ko ba mu dem $1 milliard bu tegal juróom-ñetti téeméeri millions ci suñuy koppar upp na seen bopp kon mbir mi day wane ni rek la ñu bëggoon ñu nga ci Khalifa Sall da bokk ci wote yi ñu teewlu ko moom Boubacar Ba ak suñu natango Safiatou Cissé.
mbirum Khalifa Sall boo ko càmm da ngay gis ni dafa am leneen loo xam ne daf ci laxasu parce que keroog bii waa CEDEAO génnee seen arrêt ne procédure bi kat ni mu doxee dañ ci gis ay rëq-rëq dañ ci gis ay manquement yu bari dañ ci gis ay erreur yoo xam ni buñ ko doon teg ci yoon rek dañu waroon reprendre li nga xam tey moom mooy procédure bi pour que ñu mën ko àttewaat parce que boo demee ci suñu code de procédure pénale moom moo lay wax que ni bu fekkente ni tey nit ki amul woon possibilité wala boog dañ ko xañ li nga xam te moom mooy son droit de se faire assister par un conseil loolu PV bi dafay nul donc te PV bu nulee tous les actes subséquents maanaam actes yi nga xam ne ci lañ sukkandiku pour mën a jël yenn décisions yi loolu lépp dafa war a nul donc ñun li ñu doon wax sax mooy naam même bu ñu duggul ci fond bi nañu reprendre procédure bi pour que ñu mën a permettre nga xam te moom mooy Khalifa Sall mu mën a bénéficier wu ci li ñuy wax un procès juste et équitable mais gis nañ que ni état du Sénégal wala boog la justice dafa entêté wu dafa continuer ci logique bi nga xam ne tey moom la nekkoon muy benn logique boo xam ni dafay ànd ak procédure boo xam ne dafa entaché di régularité donc loolu aussi boo ko nemmeekoo ci procès donc nga gis ñi ciy xuus ci dem malgré irrégularité yooyu kon yow da nga naan ñii nekkatul droit moo leen soxal mais li leen soxal daal mooy nañu def de telle sorte que ki nga xamante moom mooy Khalifa Sall mu bañ a bokk ci li nga xamante moom mooy échéance électorale yi te loolu aussi je pense que ni tey sénégalais yi ci seen en tout cas dans leur écrasante majorité ñoom loolu mooy sentiment bi nga xamante moom lañ gën a partagé. Serigne Saliou Samb taskatu xibaar la di saytootu wàllu politique joxe na xalaatam ci verdict bi dal ci Khalifa Sall ni am na ci mbetteel ndax nguurug Sénégal day wane ni rek làmb ji bëgg naa sëgg bëre te nam cay sëggal du bari daanaka ñëpp dana leen faagaagal bala ñu caa yegg mu jokkoo ko téléphone suñu nattango Ndeye Fatou Ndiaye Mbacke ba tey Serigne Saliou Samb teg na ci ni yet wi dal Karim Wade Khalifa Sall mën naa xori Karim Wade ñu teewlu ko moom it. Ousmane Tanor Dieng koo xam ne yëg na li xew ndax ñu ñuy wax ñu nekk ñu ngi sa président Macky Sall bi di ko moom man dama jàppat ne baara yëgu la ndax bu ñu amutoon Ousmane Tanor Dieng bi ñu ne dem gisuñu dañu ko def ci njël ba noppi muy waxu grave comme loolu moom su ne yëgoon na ne xamoon dañu ko tëj xamoon na ne nii maanaam peine bi ñii lay doon léegi nag bi ñu àggee ci loolu nag mu dara wax ne grâce la dab waaye loolu lépp gis nga sëlëndal ci Sénégal ay tappale ak caaxaan loolu lañ defoon tëj Karim Wade dañ ko gracier ñu ngi tëjee Khalifa Sall noonu la ñuy def dañ ko bëgg écarté bu nekk candidat bu ñu ba élection yi jàll nag ñu gracier ko bu ko defee nag fekk président Macky Sall toog na falu na pour deuxième mandat kon ndax ñun daal Ousmane Tanor ñu tey complice la ci li nga xam ne président Macky Sall bi ñu koy def mooy di jël ay adversaires politiques daal di leen écarté ñu leen bundu xataal ñi nga xam ne ñoo farak moom mu bàyyi leen ñu def leen neex ñi nga xam ne ñoo koy ñoo ko contre wala ñi nga xam ne àndu lañu moom dañ ñu di leen bundu xataal. Serigne Saliou Samb taskatu xibaar ni mbir mi baara yegoo la bi Ousmane Tanor Dieng génnee ci tabaski gi di ko ñaanal njëkk grâce la ñu xam ni kon Khalifa Sall génnagul kaso bi ndax ca nguur ga la nekk ñu des ci ak keneen ki moom ci jege ñaaleem la Abba Mbaye ni nag lépp loo xam ne rek mooy seen mën-mën dinañ ko def benn bi leen dese dinañ ko yóbbu ca cassation kalaame ko fa waaye ci wàllu politique dinañ ko wéyal ndax candidat la tey ba ëllëg moom Khalifa Sall te nag kenn mënu koo teree bokk ci wote yi ñu teewlu ba tey mu jokkoo ko Walf FM. dara bettuñu ndax bu fekkee procès bi ni mu doxalee boobu ba tey xam ne dara bettuñu fi ku gis ni juge Kandji dàqee décision CEDEAO xam ne fii dara bettuñu fi xamoon nañ ni fi lañ doon jëm mais ñoom li ñu bëgg te ñu déggu ci te ñu sax si mooy que bëgguñu am adversaire politique ci élection présidentielle yi ñoo ndax président Macky Sall xam nañ ne bu dee élection rek la ak voté ak wàññi carte mënul gagné xam na loolu mënul gagné premier tour mënul signé candidat bi gën a faible et je pense que li ñu bëgg mooy éliminer ay candidats à travers la justice tey loolu moo fi firnde encore une fois et ils ont confirmé les décisions de première instance li koy gën a firnde mooy tey juge bi dafa dàq constitution parc civil ville de Dakar daal di ne maintenant du 5 millions 1 milliard 800 la ñuy condamné Khalifa pour mu war ko fay état du Sénégal ba pay teg ci ne état du Sénégal lépp lu mu laaj lu yokk si loolu doo ko jox parce que c'est injustifié donc bu fekkee ni c'est injustifié ça veut dire que état bi amul lu mu def ci procès bi donc daf lay wàññi rek ba léegi amuñ ci lu ñu mën sukkandiku pour lal li ci seen pexe bi ñu bëgg teg te li ñu bëgg mooy que Khalifa bañ nekk candidat ñun li ñu bëgg mooy Khalifa nekk candidat te ñun tam ñu ngi ci loolu taxaw ba léegi li ñu yoon may mooy pourvoi en cassation te daañu ko def incha allah. ñu baamtuwaat ko maître Ciré Clédor Ly kenn ci avocat yi layool Khalifa Sall li mbir mi dara bettu ko ci ndax nguur gi li ñu bëgg rek mooy fexe ba Khalifa Sall du bokk ci watey waaye benn yat bi leen dese dinañ ko sànni yóbbu mbir ma ca cassation bi li ci des xeexu politique lay doon ñu teewlu ko ak xandom décision bi rendre nañ ko kooku bettul kenn xëy na mbetteel bi moom moo di li nga xam ne que Fatou Traoré
nga xam ne moom kott moo doon jigéen ci nit ñi jàppoon dañ ko bàyyi woon ne nañ ko jàppaat pour juróomi at loolu rek moo ci changé. bu dee mbir mi mu ngi suqeekoo ci enquête police ñu ne enquête police bi baaxul dafa jalgati yoon te li ci topp yëpp ci enquête police boobu la wéeru kon bu fekkee ne que dem na dëggal la ca topp kooku atte boobu xam ngeen ne que jarul ko nga jàng droit pour xam ne que atte boobu wóorul léegi nag ñëpp réeré wuñu mbir ne que li nga xam ne que tey ji justice bi noonu lañ taxawee du pour atte dëgg pour peuple sénégalais justice bi toogul pour peuple sénégalais justice bi daf fi toog pour ay nit ñoo xam ne dañoo nekk ci nguur gi soxla nguur gi bëgg a jotaat nguur gi te ñu ngi jëm ci ay jongante képp koo xam ne que mën na leen jaaxal wala mën na leen sonal wala ne mën na leen daan ci lamb bi ñu jëm ci justice bi la ñuy jël mbubboo ko pour que justice bi mën ko écarter ci élection yi kon boog li nga xam ne tey jii atte nañ ko loolu bettul kenn li ci doy waar ren moom moo di que sénégalais yi su dañoo fonkoon justice wóolu justice topp justice wante tey jii gis nañ ne que ñii nga xam ne ñoo ngànk réew mi bañ fi nekkee ba tey nit ñi ay mbetteel rek la ñu am nit ñi dem nañu ba gëmatuñu maanaam justice bi loolu la muy tekki moom moo di que dafa mel ni que ñu ngi mbéj ay mbéj yu métti sénégalais yi te it mbéju kanam borom moo koy fajal boppam nañu moytu mbir mi débordé et que mu rëcc mu bett ñëpp. kii di Mamou Diaby Gassama teewoon na ci tribunal bu Ndakaaru mooy dellusiwaat ci juge bi di Demba Kandji ponk yi nga xam ni ba tey ñu ngi koy toppee Khalifa Sall yëkkati wuñ ci lenn ne njuut njaaj waaye jëfandikoo xaalis boo xam ne mbooloo moo ko moom ak kayit yoo xam ni lañ ca bind méngoowul ak la am dara tegg wuñ ko ci ba juróomi ati kaso yi dina ko tëdd alamaan 1 milliard bu tegal juróom-ñetti téeméeri million ñu teewlu Mamou Diaby Gassama. gannaaw biñ ko tuumalee ñuy daal détourné paru caisse avance maire bu Ndakaaru Khalifa Babacar Sall daal nañ ko déclaré coupable ci wàllub escroquerie aux deniers publics faux et usage de faux ci ay documents administratifs ak complicité en faux en écriture de commerce Khalifa Babacar Sall teg nañ ci ndodam ni dana tëdd ca kaso ba lu tollook juróomi at teg si dana génne ab amende bu tollook juróomi million si suñu koppar gannaaw Demba Kandji bi mu fësalee bile attel nag gis nañ ne rek ña nga xamante ñoom ñooy jàppale ki di Khalifa Babacar Sall dañoo daal di ne rek ni lu ñu mel ab politique la ndaxte dañoo jàpp ne rek ni nguur gi lépp lu muy def rek moo di ne daa bëgg a éliminer opposant bi di niki ci élection présidentielle 2019 avocat yu Khalifa Babacar Sall ñoom nag ñu ngi ñaawlu atte ba nga xamante ne moom la cour d'appel def gannaaw ba mu beddiyee dogal ba nga xamante moom la CEDEAO jëloon ci ay jëmmu jamono ko accusé yi nag kii di Mbaye Touré dana tëdd juróom at ca prison boole ci 5 millions amende Yaya Bodian dana tëdd ca kaso ba lu tollook juróom at boole ci 500 000 francs CFA amende kii di Fatou Traoré moom nag daal di nañ teg ci dodam ñaari peine moo di ne dana tëdd ca kaso ba lu tollook juróom at ak it dana tëdd ñaari at te juróom benn weer yëpp dana ko tëdd ca kaso ba ka nga xamante ne mooy Ibrahima Touré Mamadou Oumar Bokoum Amadou Maktar Diop Yatma Diaw ñoom nag juge Demba Kandji daa daal di dëggal rek gulet atte ba nga xamante moom lañ jot a teg seen dodd gannaaw bañ fësalee bi le verdict gis nañ ne Khalifa si ña nga xamante dañoo ñëw jàppale maire bu Ndakaaru dañoo daal di tuuma ni avocat état yi nag dañ leen jot a corrompre naka noonu sax amoon na ab jaamarloo diggante xalifiste yi ak militant apériste yi waaye gannaaw soldat bi ñu jógee taxaw temm si lañ gis ne rek jàmm daal di dellusiwaat. ñu des ci keneen ko am jafe-jafe ak wàllu yoon muy Karim Wade ba bindoo boobee nag ñu bëgg koo far mu yóbbu woon kalaame bi ci cour suprême tey jii ci juróomi waxtu yi la ñuy xam fu muy mujj ndax ci la ñu yendu xëy nañ ci avocat yu koy layool daal di leeral seen i mbir waaye kenn ci avocat général yi di maître Ousmane Diagne ne nag fa mu bindoo amul solo waaye bu ko àqam ak yellee fa mayee fu mu bindoo rek war na ko ñu teewlu yenn ci kàddu yi Khady Sylla moo ko taataan. Nous, militants responsables du Parti démocratique sénégalais, nous, Karimistes yi, nous ña nga xam ne yëpp du ñuy jàppale Karim pour mu nekk candidat à l'élection présidentielle pour mu nekk sunu prochain président de la République. donc ñëw tey pour jàppale Karim parce que lu ñu ko def jaaduwul lu ñu ko def mooy nii mu dem inscrire respecter loi bi yëpp inscrire. Ensuite ministre de l'intérieur ñëw Macky Sall ni ko effacé ko mu ñu dem effacé ko ci liste électorale yi et yaakaar ni su ko effacé ci liste électorale yi xëy na du mën a nekk candidat. représentant ministère de l'intérieur wax nañu seen ay wax ba
procureur général conclure je crois que la ñuy def mën nañ ci am yaakaar que ni Cour suprême ci yoon bi dana wax li nga xam ne bi mooy dëgg moo di Karim Wade dañ ko war delloo droit d'inscription ba noppi ubbil ko bunt yi pour mu mën a candidat à l'élection présidentielle ñun loolu la ñu gëm te yaakaar na loolu daañu ko def. dama ni alhamdulilah en tout cas si li ma dégg sunu avocat ñu jàppale état bi mooy waa ministère de l'intérieur ñëw nunu wax nunu lu kenn mënul dégg ensuite sunu avocat yi bu ñu waxee pare avocat général xam ne moo représenté état bi wax na aussi waxu droit ni quand même suñu waree topp droit bi war nañu fexe bay lii dal Karim ñu dindi ko loolu am na solo ñoo ngi xaar na nga juge yi parce que juge yi ñoom ñoo yore décision bi. ñooñu di waa PDS di xaar rek tey ci ngoon juróomi waxtu Cour suprême lu muy wax ci bindub Karim Wade bi ñu far ca Qatar ñi àqam ak yelleefam fa muy bindoo amul solo waaye nag bu ko mayee rek war naa mën a bindoo ak fépp fu mu mënti doon ci biir àdduna wërngal képp ñu wax ci leneen muy jiitu réew mi Macky Sall ni ki démb ca centre conférence Diamniadio ba ñu fay amal mbirum parrainage bi fa la yëkkatee kàddoom ne dootul bàyyi kenn koo xam ne nga yëkkati kàddu yu teggiwul di ko teg ci ndoddu magistrat yi rawatina ci dossier Karim Wade ba ci Khalifa Sall ci jox xalaatam Amnesty International Seydi Gassama ni nag loolu du taxawaayam ëttu àttekaay bi kay ñoo war a setal seen der ba benn ñaawteef du ñu leen wutali fa ñu leen tegoon Sénégal wekk leen lool war nañu koo seetiwaat ba mën koo am ñu teewlu ko ak suñu naatango Abdou Khoudoss Diallo. na président xam ne Sénégal état démocratique la te ci biir état démocratique citoyen bi am na droit critiquer institution bu mu mën a doon y compris moom président Macky Sall su dee ni muy doxalee n'est-ce pas dafa doyul citoyen yi am nañu droit critiquer institution boobu waaw critique nag kenn war ko jël def ko muy ay saaga ndax saaga boobu nga tudd nit ki wax ci moom lu bon loo xam ne mun na ternir sa réputation tant que nit ñi def ñu loolu ci société démocratique mun ñu inquiéter kenn mënuñu arrêter kenn n'est-ce pas parce que loolu lu muy ñëw muy dictature kon damay wax ne na président éviter autant que possible di wax ci affaire justice parce que justice fan yi war a ñëw dafa war a trancher dossier bu sensible maanaam candidature Karim Wade war a trancher dossier bu sensible maanaam procès Khalifa Sall kon su fi nekkee di avertir nit ñi loolu day tax day xalaat ne justice dafa pare rendre ay décisions yoo xam ne n'est-ce pas ça va dans le sens des intérêts du pouvoir kon loolu daf ko war a éviter war ko woon wax surtout que justice am na ay moyens pour défendre boppam kon soxla ñu président di wax ne dafa leen di défendre wala dootul bàyyi kenn attaqué leen na leen bàyyi parce que ñoom mun nañu défendre seen bopp te am na yoon may na leen ay moyens yoo xam ne mun nañu défendre seen bopp. ci wàllu mën mi la ñuy àddu banlieue bu Ndakaaru jël na ci wàllam ndax gox yu ci bari génn nañu seen i kër ci biti la ñu fanaan daan foy gi fu ci mel ni Pikine Nord moom tiis la fa am ndax ñaari doomi aadama ñoo fa ñàkk seen bakkan gannaaw néeg ba ñu fanaanoon géjëf ba tooy xepp daanu seen kaw Théodore Semedo mu ngi ci banlieue bu Ndakaaru ba ngir nag dajale yooyu lee xibaar ngir baaxee ko ci sa foox Walf TV leeru jamono noonu la ñuy jàllee Touba Mbacké ndax taw baat ñoom muccuñu ci ndox mu bari taw na fa quartier yu ci mel ni Daaru Minam Daaru Marnaan jàpp Daaru Minam ba ci na Kër Ñang foofaat fees na dell kër yu ci bari seen borom fanaanuñu ca ndox ma nangu na ko mbedd Touba yu ci bari fees na askan ma jot nañoo sax wàcc ci mbedd ma doon fipp ba jàmmaar la fa ak takk der yi di laaj nag ñu defal leen assainissement ndax at mu jot ñu génn seen i kër di manque ka ngàcc mënuñu koo dëkkee Mamadou Matar Sarr dina ci ñëwaat nu mu gën a yaatoo ñu wutali Tëngéej ginnaaw nag ñi nga xam ni ñoo fa nekk ànd ak nguur gi bokk na ci Omar Gueye ni taxaw nañu temm lu jëm ci wàllu parrainage bi dinañ ci bay seen waar ba kenn du leen ci ëppale dañoo bëgg a fal njiitu réew mi bu ñu yeggee ci premier tour moom Omar Gueye kii di suñu naataango Najib Sagna moo fa taatan ay kàddoom. président Macky Sall di président coalition Benno Bokk Yaakaar di président APR di président mouvance présidentielle moo ñëw officiellement lancé parrainage bi nag àdduna solo yéen ñëpp xam ngeen lu ko tax a jóg. wax nañ ko fii ci réunion bi ndax candidat yi bare nañu di président lancé li nga xam ne mooy parrainage bi ñun département Tëngéej mouvance présidentielle ñëpp ñëw nañu ñaari yëf nag la ñu jël comme engagement benn mooy président Macky Sall incha allah département de Rufisque taxaw na pour jox ko un second mandat dès le premier tour deuxièmement li nga xam ne mooy parrainage bi dañ koy démarrer immédiatement suba di alxames am na commune yu bëri dañu démarrer parrainage parce que fiche yi moom am nañ ko ensuite wax nañu ni commune yëpp nañu fexe
lu bon fekk week-end bi ñu démarrer massivement le parrainage def ay points de collecte dans les communes pour que ñu mën a collecter li nga xam ne mooy parrainage bi waxtaan nañu tamit ci naka la ñuy remplir fiche erreur yi ñu war a bañ a def nit amul droit parrainer ñaari candidat comme nag ñun ñëpp président Macky Sall la ñuy parrainer bu ñu xasee parrainer président pare nañ ci bëgg nañu atteindre au moins 70% du fichier électoral loolu nag li tax ñu sas ko suñu bopp mooy dañu bëgg ëllëg bu ñuy cité département yi nekk Sénégal yi nga xam ne ñoo fal président dès le premier tour Rufisque doon ci peloton de tête. ci wàllu parrainage yooyu la ñuy des wutali Pikine maire bi bokkee ci waa PDS Amadou Thiara moom yëkkati ay kàddoom ni lépp ci ay ndëgg sarax yu leen nguur gi tegal la waaye it njiitu réew mi toppalaat watee ñu jëm ca bokk moomee la tegu ko fenn nañ ci jokk ñoom ku jégi def leen teg ak ñoom ndax nguur gi fa ñu leen jëmee ndox du fa am ñu teew la ay kàddoom ak suñu naataango Théodore Semedo. benn bés bu un élu toog ci mandat askan bee la war a jox dafa relew c'est vrai que administrativement pouvoir président taxe yee ko jox mais man li ma soob man sama coobre mooy bu ñu nee 5 ans lañ ma fal su 5 ans yi joxee nañu organiser élection démarrer campagne ma delluwaat ci askan bi ne yéen a ma faloon lii laa fi jot a def su leen neexee ngeen falaal ma su leen neexee ngeen folli ma loolu mooy loolu la ñuy wax démocratie populaire delloo pouvoir bi ci askan bi laaj leen ndax kontaan nañ ci juróomi at yi balaa ñu may yokkal ay fan mais su ko président yokkee juróom benn weer yooyu sama yaram day daw parce que day mel ni dama yor lu lewul ba fii may waxee yow Karim Wade mooy sama candidat buñ ko xañee nag xaw ma kuy sama candidat parce que buñ ko xañee mooy jaay nañ ko doole parce que gannaaw suba wala suba le conseil cour suprême di prononcé wu suñ ko xañee jaay ko doole bu boobaa ñun dinañ toog décider waaw wàcc ci mbedd mi wala dañuy wut plan B wala dañuy wut xamaguñ en tout cas waa PDS li ma leen wax mooy suñu toogee fii ba tey ñu naan suba la cour suprême di xaar ñoo ko may président Macky Sall suñu yëngaloon dàbbali match yi chaque semaine empêché benn ministre de fonctionner lancement parrainage bi sax ñu dem Rufisque opposition bi yëpp dem fa adduna bi dinañu joxañ xool lan moo fi xew wàcc fi président Macky Sall mii bàkku tey jam ñaajo ne parrainé ak ay signature am parrainé pour lan pour bëreeg Yawou Dial wala pour bëreeg Karim moo tax ma ne tontu politique bi ma koy tontu mooy pare nga des na leneen luñ ko war a ñaanal mooy fit ngemm nañ ko bu baax tëggal nañ ko woyal nañ ko ca waaye liñ ko war a may mooy fit bu mu jàkkaarloog Karim Wade ak Khalifa Sall. ca diwaanu Ndar ñu ngi ci wàccaayu ñaari rakk Serigne Touba yam fa julli woon mbooloo mu takku toll ci 3 millions ñu nga leen fay xaar ci ay taalibe juróomi fan ci weeru septembre bi ñu dëkkmal la ñuy jàpp boobule ñaari rakk ren ci nag ci 48e édition bi ñu jagleel ko Serigne Sidi Mokhtar Mbacké ñu teewlu président comité d'organisation ba Serigne Ahmed Fall ak Gabriel Baax bi ca Ndar. ren nag réunion bi daje bi am na solo parce que li ma ko wax sëñ Cheikh Sidi Mokhtar doon tudde màggal gi muy kilifa goo xam ni islamu Sénégal daf ko amee njukkal sëñ Sidi Mokhtar nag lu ñu tuddee màggal gi loolu ku koy dégg war nga ci dégg ni seen réew mi yëpp daanu teew ci Ndar ñu ngi yaakaar ni màggal gii dana nekk xéwal boo xam ni Ndar rek du Ndar rek ma kaa jëriñoo mais àddina yëpp na kaa jëriñoo ndax màggal gi màggal Cheikh Al Khadim la julli gi fi sëñ Tuubaa defoon jëf joo xam ni jëfu bu taxawal dundal islam ndax sëñ Tuubaa bi mu ñëw fii 5 septembre 1880 taxawal islam fekk na islam tumuranke amul ku ko taxawal sëñ Tuubaa ñëw moom rek képp donc taxawal islam def fi jëf yoo xam ni moo jur juróom-ñaari at ak juróom-ñaari weer yi ma def ci Gabon ñeenti at yi ma def ci Mauritanie ñeenti at yi ma def ci Thièyène ak li ma def ci ay at ba 1927 muy fanweer at ak ñett yoo xam ni sëriñ bi daf ko jaay diini islam daf ko jaay bàyyi njabootam bàyyi doomam bàyyi taalibe bàyyi léppam liggéey suñu borom nag faye ka lii muy bis bii mu am ak di Xaadimu Rasul. des Ndar topp tuuti rek Bango foofa dem ba dikk ba benn yoon ba dugg ca dëkk ba moo yàqu ba jéggi dayo ay pax la kenn mënu caa jaar ña fay yewoo taxawal seenu kuréel ànd defaraat Bango moo leen tax a jokk di ci ñaan nag ndimbal kenn ca ñoom Malick Ndiaye la ak Gabriel Baax bi. bu fekkee ne ñun dañu dëkk fii ci dëkk bi am yu bëri yoo xam ne mu ngi fii ci biir Bango am loo xam ne ëpp na 1 siècle camp bi ne prytanée militaire nekk fi Beera nekk fi Bat 12 nekk fi aéroport bi nekk fi usine bi jox Ndar yëpp ndox nekk fi ba pare ñun ñu am problème mu 2 kilomètres de route xam nga ba yoon yëpp yàqu am ay autorités compétents yoo xam ne ñu ngi fi lu ci mel na ministre enseignement supérieur mu ngi fi
ministre de l'hydraulique di maire Ndar mu ngi fi premier adjoint au maire di moom mu ngi fi deuxième adjoint au maire mu ngi fi ñooñu ñëpp nekk ci dëkk bi ba pare yoon bi mel nii ba pare yoon bi encore engagé waat encore li nga xam ne bu fekkee ne am na jafe-jafe boo xam ne am na université tey ñu ngi dévier ba côté Ndiawdoune pour jaar fii kon yoon bi am na njëriñ trop. ba nga commencé ngande encore benn quartier la woon léegi ñaari quartier la xam nga donc nekk na dëkk boo xam ne daal ay kilifa yu bëree bëri ñu ngi fi dëkk mais problème mu yoon bii la ñu gën a am ci loo xam ne te moom la ñuy wax. man personnellement man mi lay wax ni fi ma taxaw fi ma lay wax ni oto rey na fi sama bëy lépp ci problème mu yoon bu baaxul mooy tukkee dal ci nit wala yu demee noonu. am na ci paa boo xam ne aussi fii la daanu ci bis mu ngi fi tànk bi aussi ba tey mu ngi tëdd jógul donc yooyu yëpp daal ñu bëggoon ñun li ñu bëggoon mooy ñu dimbale ñu te yàlla tax ndimbal googu nag ñoom bu ñu ñëwee ñun ñu ngi ci def lu ñu mën bu ñu ñëwee itam ñu ngi ci def lu ñu mën ak suñu ay moyens. ci wàllu soble si ren Sénégal bu ñu sukkandikoo ci kuréel ga nekk ca zone des Niayes ni nag ñoom baykat yooyee bay nañ ci lu takku daanaka xayma nañ ko ci 4 junni ci ay tonnes waaye nag la ca bari day yàqu di nëpp di fus seeni loxo ndax amuñu ay magasin yu ñu ko mën a dencee ba àpp ba ñu ko war a jëfandikoo war nañ leen a dimbali jàppale leen ci bu ko defee Sénégal li mu soxla ci soble atum lëmm dinañ ko mën a bayal seen bopp ñu teewlu ka ci wax Mouhamed Diallo ak Omar Kayre ca diwaanu Louga Potou. jafe-jafe soble nekk na jafe-jafe waaye nag ñaan bu nangoo day sonal borom parce que la nga xam ne lii moom la ñu sasoon bi ñuy béy sas bi dañu ko béy ak yéene béy ko ak doole loolu nag dafay indi ay jafe-jafe toujours mooy ne soble bi dañu ko béy lañ soxloon ci lu bëri itam lu bëri loolu nag lañ jàpp ne moom la ñu war a jox marché bi ñu ko jox nag su fekkentee ne dencukaay yi doyul yëpp ñorandoo yëpp bëgg dugg ci marché bi te marché bi mënul jël li mu attanul donc loolu day indi ay jafe-jafe yooyu nag mooy daal soble bi fi mu ne tey àgg nañu ci soble bi daje na lu bëri yaatu na fu ne mu nga fa te kenn mënu ko jaay te bëkki démb rek mënoon nañu ko jaay loolu nag mënuñu wax ne jafe-jafe la boo xam ne bi dañ ci mën a joxoñ baaram tuuma kenn jàpp naa ne daal jafe-jafe la boo xam ne bi bett nañu bëri parce que ñun en tant que béykat la ñu sasoo woon ak sénégalais yi mooy béyal leen béy mu sell mu mucc ayib mais yéen a béy sénégalais yi aussi moo nekkoon bu ñu béyee ci réew mi lépp la nga xam ne béy nañu ko consommé ko leneen li nga xam ne bi mën nekkoon yéen a état defe ne woon su fekkente su ma béykat yónni naa leen ñu béy suñu ñoralee benn mbéy bu mel ne bi ñu béy ci réew mi dootul jóge bitim réew ñëw ci réew mi loolu yëpp respecté nañu engagement yi léegi nag li ci des mooy jàppale jafe-jafe la mooy ñàkk dencukaay yu mucc ayib yu méngoo ak jamono bi nga xam ne autosuffisance bi ñu sas suñu bopp daañu ko mën a def parce que autosuffisance du béy autosuffisance da ngay béy li nga soxla nga jëriñoo ko li nga soxlawul nga denc ko te du yàq sa bopp sa loxo. noonu la ñuy jàllee ci xibaari bitim réew ànd ci Khadijatou Sarr Cissé bu jeexalee tàggat yaram Cheikh Tidiane Gomis lañ ci àndal. coow li nee na ko ci internet bi ca Maroc ginnaaw ndaw bu jigéen boobu di wuyoo si turu Khadija ay atam toll si fukk ak juróom-ñaar mooy dëggal ni tënkoon nañu ko si nekk sàkku nañu ko mettal ko teg si def ko ay ñaas-ñaas si diir bu toll si ñaari weer lu toll si fukki góor ñoo def ñaawteef yooyu naka noonu yoon teg na loxo fukk ak ñaari doomu aadama ngir jaayum nit yi seen procès dinañ ko tàmbali juróom benn fan si weeru septembre bi ñu dëgmal. militante bu société civile bii di Sofiatou Zongo Lopez takk der yi jël nañu ko ci këram ci guddi àllarba ji du avocat du kenn koo xam ni xam na lu tax ñu jàpp ko ñu xam ko ci dëkkam mu bokkoon ci ñu àndul woon ci modification bu article 37 bu constitution ba ak it coup d'état bu antuwul woon ca atum 2015 ci fàttaliku Sofiatou Zongo Lopez moo nekkoon ci boppu association bi yor wàllum démocratie ak yenn mbir yu askan wi bokk. ñu jeexale xibaaru bitim réew yi ca benn loi la ñu jébal aju ci wàllu mooy yamale yelleefu fonctionnaire yi ci dem grève suñu ko bëggee lu toll ci fukki fan ci at bi ay dogal yi ñu doon waxtaanee ci àllarba ji ñaar fukki fan ak juróom ci weeru août léegi dogal yooyu dinañ ko jébbal bu mboolem député mbir moomu nag nekk na lu neexul benn yoon opposition bi Guy Dossou mi toppee nekk secrétaire général bu parti Espoir nekkit député ci assemblée nationale ak membre bu association loi moom it nanguwul vote boobu. jërëjëf mbokk yi ñu ñëw ci xibaaru tàggat yaram ak li nga xam ne moom mooy équipe de France bi nga xam ne moom mooy champion du monde gannaaw bi coupe du monde bi jeexee léegi nag ñu ngay sóobuwaat ci beneen compétition mu nekk benn compétition
ligue européenne yoo xam ne nations yi ñoo koy joué kon nag France nag cee daje ak Allemagne Didier Deschamps di tàggat équipe France bi moom nag siwal na liste bi nga xam ne moom la jël waaye na booy xolaat ñi demoon ca coupe du monde bi ñëpp la jël kenn rek moo ci bokkul mooy Steve Mandanda moom mooy góolu Marseille bi moom nag dafa am ay gaañu moo tax moom mu jëwu ko woo ba tax nag kon nag kii di Costil mooy góol boobu moom mujjee jël place am kon nag amul benn coppite ci loolu le Ligue des champions bu Europe moom itam tirage au sort bi tey jii lañ koy def bu ñeenti waxtu jotee lañ koy def listu Didier Deschamps baa ngi nii bii la fësal moom mi nga xam ne moom mooy Didier Deschamps buñ ci jugee dañuy ñëw ci li nga xam ne moom mooy afro basket kon nag dañuy ñëw ci afro basket li nga xam ne moom mooy quart de finale yi tableau bi xam nañ ko dégg nga tableau li nga xam ne moom mooy tableau afro basket bi nga xam ne ñu génn ñu wan leen rek tableau bi Sénégal moom kii lay joué tableau bi génn na tableau quart de finale yi génn na Sénégal Libye lay joué moom mooy jongante boobu nga xam ne am na kon nag bu ñu jugee ci basket dañuy dem ci handball ci wàllu foofu tamit ci week-end bi la ñuy joué li nga xam ne moom mooy demi-finale yi nii lay tëddee ci wàllu lii mooy wàllu jigéen ñi bu ñetti waxtu ak genn wàll jotee saltige mooy daje ak Jaaji Sarr bu juróom benn waxtu jotee renaissance bu Tivaouane mooy daje ak jamono léegi buñ ci jugee nag ci wàllu góor yi kon nag li nga xam ne góor yi match yi mu ngi am tamit samedi kii nga xam ne moom mooy Isaac mooy daje ak Duc kii nga xam ne moom mooy Asfa mooy daje ak Gorée kooku moom mooy jongante yooyu di am buñ ci jugee nag dañuy dem fële nga xam ne moom mooy Pikine municipalité bu Pikine bi moom mi tamit joxe na ay waaye nag maire bi kii di Amadou Diarra moom nag ñëw na nag ci affaire arène nationale bi wax na tamit ci ASC yi dañuy def rek ànd ci ak kii nga xam ne mooy Théodore Semedo. ASC yi dañu war a gën a dugal seen loxo ci koom-koomu seen dëkk di bay seen waar ci li seen gox di def loolu ki ko xamle mooy jaraafu Pikine Nord Amadou Diarra gannaaw bu nga xam ne da doon jagleel ASC yooyu seen subvention. mais le maire de la commune action de développement yi ñuy def maa ngi ciy xaar ASC yi conseil communal bi nee na dina ma ci fekk si avec ñoom 3 millions laa leen di jox ak subvention mais ASC yi boobu dajalee ñetti ASC yi presque 3 millions 500 la te ASC yi bokk nañ ci conseil communal de la jeunesse mais gisuma ñu def activité culturelle yi daaw jéeg Daaru Xudus ba mu ko defee dama yëkkatiwaat 540 000 jox ko Gelawaat daaw ba mu ko defee dama yëkkatiwaat 1 million jox ko bu bokkul ak seen 500 000 ok man ASC bu liggéey yem ci football kese ma jox la 500 000 ASC bu weesu football di animer quartier bi di def affaire cosaan affaire culture affaire cadre de vie affaire environnement di gérer sécurité bi pour def ay brigade de vigilance pour que violence bu mu am foofu agression bu fa am ASC yooyu dama leen di dollil lu tolloog wala lu ëpp li ma leen jox. ñu daal di defar ay terrain tabax ay jumtuwaay ak yokku kaaraange ak mbirum assainissement bi ci booru arène nationale nekk na tamit lu soxal maire Pikine Nord. arène nationale bi fu mu nekk 21 hectares xuma 24 hectares la arène bi jël na 7 yi ñu laaj li ci des état bi tontoo guñ ba léegi te à côté Pikine Ouest laaj na même espace bi jàkkaarloog ñoom commission wàcc na fa di leen xool nu mu leen koy joxe man commission ñëwagul ma yaakaar ne question peut-être politique la parce que am na programme étatique bu tudd PACASEN la commune de Pikine Nord am na ci 300 et quelques millions maire ba la ñuy laaj lan ak lan nga bëgg man ma ne leen ci yema bëgg gannaaw maison de la femme ak siège du conseil de la jeunesse bëgg naa am un terrain communal comme Alassane Djigo ni mu meloon avant muy am tribune yi pour que jeunesse Pikine Nord mënu fa épanouir. bëgg naa aussi ñu def fa benn poste de police. bailleurs de fonds yi nee nañ soo amagul terrain bu nekk sa titre commune bon moomal sa bopp duñ la tabaxal jël seen xaalis di wut ay procédure da ngay am terrain bu pare ñëw ñu tabaxal la kon ñàkk maa jox loolu moo tax xaalis bi nar a dem feneen.
ASC yi gannaaw bi nga xam ne dañoo jot seen subvention ñoom xam ne nañ dañ bay seen waar ngir seen dëkkuwaay yi gën a mën a set waaye tamit dinañ def lu ñu mën ngir nawetaan yi bañ a am fitna. li maire woote ñu jëm koo jàppale ñu ñëpp ñu jàpp ci parce que tamit ASC nekkul football rek ASC du football rek ASC dafa laaj lu bari ASC théâtre la ak bolot ak lu ne mi ngi ci ak setal xam nga ak lépp mi ngi ci daal ñu woo ko ñëpp li maire di woote na ñëpp ñëw jàpp maire daal ñu ngi koy sant di ko gërëm. ñu fàttali leen si ndaje boobu lu toll si 3 millions ak genn wàll jot nañ ko jox juróom-ñaari ASC yi nga xam ne ñoo nekk si diwaan Pikine Nord ki di ko yéen fi si diwaan Pikine Nord Théodore Semedo Fofana. jërëjëf kooku moo doon Amadou Diarra moom mi nekk maire Pikine Nord gis nga nag moom nag jox na ay ASC yi koppar gu takku ne nag ñoom dafa bëgg nag ay ASC de développement la bëgg kon nag looloo fi ruusoon ci wàllu tàggat yaram. jërëjëf Cheikh Tidiane Gomis ci tàggat yaram bi benn ponk moo des ci xibaar yi muy yéene kaay ñu ànd ci ak Abdoulaye Bob. dal leen ak jàmm verdict ba la ñëpp di xaar war a tukkee ca cour d'appel ñeel procès Khalifa Ababacar Sall jëm ci mbirum caisse d'avance bu mairie bu Ndakaaru Walf Quotidien di fàttali ne atte bu njëkk ba daanoon nañ ko juróomi atu kaso alamaan gu toll ci juróomi million bi la yoon ndax cour d'appel dina daganal li ni melam déet wala da koy neenal Walf Quotidien beneen verdict bi askan wi yitewoo xam jëm ci mbirum Karim Wade ma ngay nekk ma ngay xaar lay tukkee ca cour suprême ndax dina daganal bindoom ci liste électorale bi ngir mu mun a doon candidat ci élection présidentielle yi ñu jëm Walf Quotidien muy Khalifa Sall muy Karim Wade ñoom ñaar ñi le tey la ñuy xam fan la ñuy féete yéen a kaabi di réew mi Quotidien bésub dëgg bangoog kenn ku nekk dina xam ëllëgëm ci géew politique bi muy Khalifa Ababacar Sall bu fekkee ne cour d'appel neenal na maanaam teggi na daan ya tegu ci ndoddam Khalifa Sall mun na am dëgër laay ci géew politique bi jëm ci élection présidentielle 2019 réew mi Quotidien bu fekkee ne daan tegu na ci ndoddam su boobaa candidature Khalifa Sall mun naa tàq suuf lool keneen ku candidature am tàmbalee tàq suuf di Karim Wade ma ngay xaar lay tukkee ca cour suprême yéen a kaabi di enquête ne yile dossier kenn mënu ko wax ba jeexal te sa xel demul ci juge Demba Kandji premier président bu cour d'appel bu Dakar yéen a kaabi xëy duñu dektal carrière am dafa gum na lu ëpp fanweeri at ak juróom-ñaar ci wàllub yoon jot naa saytu dossier yu bëri bokk na ci dossier Hissène Habré dossier Inno ba ci làkkum Juma Ibadouya ca ñaari tali ci atum 1999 yéen a kaabi ne tey moom juge Demba Kandji moom la ñëpp li déglu ci dogal ga muy jël ci dossier Khalifa Ababacar Sall yéen a kaabi di Vox Populi ne njiitu réew mi Macky Sall jël na dogal fas yéene soobu ci élection présidentielle 2019 yi ñu jëm jot na ko jëmmal démb ci ndorteel campagne parrainage bi foofee jot na dankaafu ñiy saaga ak di xaste magistrat yi njiitu réew mi Macky Sall ne dafa jaaduwul waruñu bàyyi ñuy saaga magistrat yi di leen ñàkkal fayda saay su ne ma ngay xaar liggéey bu yaatu jaru gi ñu denk wàllub yoon def ko ci njiitu réew mi Macky Sall jot naa soofantal ku jéeg politique bi ci élection yi ñu jëm wax ne gëmul sax ne opposition bi mun nañoo am xaaj wala walaat ci élection présidentielle yi ñu jëm direct info ne soobu na ca ma nga ca parrainage ba moom njiitu réew mi Macky Sall xamle démb ne combat bi jeex na laata muy tàmbali leneen ca la mu xamle ci googulem ndaje moom njiitu réew mi Macky Sall xamle ne beneen Sénégal am te loolee feeñ na ci mbéy mi feeñ na ci ay fànn yu bëri leneen ci ay kàddoom ci biir yéene kaa bi di direct info njiitu réew mi Macky Sall ne dootuñu nangu benn yoon ay nit di jóg di saaga suñu magistrat yi yéene kaa bi di source a xëy amal taxaw seetlu ci kàddoom gannaaw bu mu xamalee opposition ne ambassadeurs yi amul lenn lu ñu mun a soppi ci doxalinu réewum Sénégal source a ne te moo ne de ci atum 2012 jotoon naa ñaxtu ci ambassade bu Amérique fii ci Ndakaaru ngir gàntal candidature Abdoulaye Wade libération ne lu jëm ci élection présidentielle yi njiitu réew mi Macky Sall dànkaafu na ku jéeg politique bi xamal askan wi xamal ku jéeg politique bi ne réew mi saaga ak menace du ko jëmale ca kanam ma ngay laajte ana ñu doon wax ne parrainage du fi am tey jii ña ngay buuxante ca direction générale des élections léena kaa bi di les écoles daal di ko feelu di ñu xamal ne njiitu réew mi Macky Sall lottal na ku jéeg politique bi te dara xewagul 24 heures ne coalition Benno Bokk Yaakaar jóg nañu taxaw dar nañu seen candidat di njiitu réew mi Macky Sall Moustapha Niasse njiital AFP ay kàddoom ci biir yéene kaa bi xamle ne gaal gi yëpp ku jéeg politique bi dara baaxu ca Ousmane Tanor Dieng xamal opposition bi ne duñu seen maas Aminata Touré ne waxaleen dese la turbine le mangoog njiitu réew mi Macky Sall jiitu na gaay yi ci parrainage bi ma ngay fecc ma ngay sàkku ca ña koy parrainé ngir ñu may ko loxo yéene kaa bi di Le Quotidien njiitu réew mi Macky Sall la mu defoon ca élection locale ci atum 2014 loolee la defaat yéene kaa bi ne dàqoon na élection yooyu le waroon a am ci weeru mars mujjee ko amal ci juin 2014 tey jile dàqaat na bile élection locale yóbbu na ko ba benn fan ci weeru décembre 2019 yéene kaa bi di Le Soleil di ñu xibaar ne njiitu réew mi Macky Sall dalal na ganam di Angela Merkel njiitu
njiitu réewum Allemagne yéen cabinet jot nañoo xaatim ñeenti accord ci diggante ñaari réew yi bokk na ci lu tolloog juróom-benn téeméer ci ay dëkk yi war a am courant bokk na ci seen waxtaan nekkinu sénégalais ya ne ci Allemagne yéen cabinet stade ne tey jile la ñuy xam kan moo dàq football ci UEFA 2018 diggante Mohamed Salah Luka Modric ak Cristiano Ronaldo yéen cabinet suñu lamb xëy géewal Boy Niang 2 ak Lac de Guiers 2 yéen cabinet googule combat Leewtoo production jukki na lu tolloog juróom-benn fukki million juróom Lac de Guiers 2 ne xeeb na ko la ñuy sàkku moo dina juróom-ñaar fukki million bu dee Boy Niang 2 ne pare na ci bile combat luñ ko fay baax na avance lay xaar. Abdoulaye Bo fi nga daanalee ci yéen kaay yemook fi ñuy jeexalee xibaar yi ci Walf TV leeru jamono di leen jaajëfal ci teewlu bi Modou Fall moo nekkoon ci wàllu régie bi réalisation ñu àndoon ceeg Ndeye Fatou Ndiaye Mbacke jërë ngeen jëf ci teewlu bi ñu leen di ñaanal bëccëgu jàmm ak sàmm jàmm ak jàmm jaa ngeen jëf.